ñu ko ci liggéeyu sëriñ bi suñuy tànk mooy ne ab téere bu ñu bindoon doon fas yéene jéemantu ci nga xamante bi ne mooy njàngalem sëriñ Touba nga xam ne ci lañ nekk jàpp ne l'islam comme niñ ko waxee wala alquranul karim dafa nekk njàngale moo xamante bi ne gisin yu bari da cee am waaye ñun ñu jàpp ne njàngalem sëriñ Touba mooy mu gën a wér moo tax ñu nekk ay murit ñu nit ca mbir njàngale moomu lañ ca xam mu néew ñu ne danañ ko jéem a bokk ak suñuy mbokki taalibe ndax sëriñ bi loolu lañu sant xam-xam comme niñ ko doon présenté sànq dafa wax ne am na ñeenti jubluwaay booy wut xam-xam nang ci wut ñeenti jubluwaay ba ca njëkk mooy alxuruju min ad dalal maanaam nit ki premier objectif bi mu war a jublu ci wut xam-xam mooy génn ci ak réer joo xamante bi ne dafa saf ay téere kon nag ci téere bi lan moo tax ñu bindee tuddee ko la politique tiré des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. ko ngir bind suñu mémoire benn bi nekkoon le prince ku ñu wax Guy de Balzac moom moo ko bind beneen bi tuddoon le monarque ku ñu wax François Sénot ñetteel bi nekk la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte ku ñu wax Bossuet moom moo ko bind jamono yooyu mooy fii ay royaume moo fi amoon Louis XIV Bossuet di bind wane ab roi catholique ndax fii ci France biñ nekkee ci royaume dañu waxoon le royaume est catholique nga xam ne képp ku nekkul catholique doo am maanaam yoon wala yoon du la may nga dund ci li France yilif da ngay génn loolu moo wanoon guerre yi doon fi am diggante catholique yi ak protestant yi ku gëmul yàlla tamit doo fi dund moom mu doon bind di wane roi catholique naka la war a mel ak naka la war a gouverner ci jamono yooyu laa amoon yéene bi ma gisee li téere bi mu am solo ma nit incha allah bu ma ko yàlla mayee ci mbaaxam ak kàttanam dinaa bind ab téere boo xamante bi ne dañ koy sukkandiku ci njàngaleem Serigne Touba moo xamante bi ne wane ab taalibeeb murit wala ab jullit naka la war a dundee teg sukkandiku ak dundam ci njàngaleem Serigne Touba waaye li ñu njëkk a leeral mooy baatu politique ndax baatu politique dañu wax ne li tàmbalee bi mu existé ba Renaissance maanaam Platon Aristote ba Renaissance baatu politique dañu wax ne dañ ko concevoir wala dañ ko jàppe comme un art maanaam art la boo xamante bi dañu wax ne jubluwaayam bi mooy day may doomu aadama ni ko yàlla bindee mu mën a réaliser sa nature nga xam ne alquranul karim loolu la wax fitratallahi lati fatara nasa alayha maanaam nature bi nga xamante bi ne moom laa bindee doomu aadama mooy ak baax doomu aadama dafa am li ñuy wax la prédisposition ou bien la nature de recevoir le bien ou bien de recevoir la foi la religion loolu mooy la nature moo tax alquran wax ne la tabdila li xalqillah bu leen soppi ni ma leen bindee am beneen xadis boo xamante bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne
kullu mawludin yuladu ala al fitra maanaam bépp liir bu judd da nga judd ci fitra maanaam da nga judd ci prédisposition pour recevoir la foi ou bien pour def lu baax waaye nag fa abawaahu yu hawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi ñaari waajuram wala société bi màggee ñoom ñoo koy confirmer loolu yàlla noonu ko yàlla bind muy prédisposition gëm diine wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab yahud wala ñu def ko ab majus wala ñu def ko ku gëmul dara kon waajur yi am nañ responsabilité bu mag ci loolu waaye prédisposition wala nature doomu aadama daal mooy mu baax wala mu gëm yàlla loolu mooy premier élément bu doomu aadama deuxième nature doomu aadama mooy l'homme l'être humain est un être social maanaam doomu aadama mënul dund lu dul au sein d'une société humaine ndax loolu li koy waral mooy li ñu wax baax mooy le bien ou le mal lépp baax bu ñu jël maanaam dañu wax ne du am sens lu dul mu nekk dans la société bu ñu wax lii dafa baax wala lii dafa bon mooy day fekk ni ñu jëflante ñun suñ biir lay doon waaye bu ñu xasee ba génn dans la société amatul sens moo tax sax ci yowmal xiyaam jaamu yàlla amatul boo xoolee bu dee ci tubaab yi ñoom Rousseau par exemple ñoom pour expliquer loolu dañuy wax ne nit ñi avant ñuy dund dañu nekkoon ci li ñuy wax état de nature boo xamante bi ne c'est la loi du plus fort moom moo fa doon dox waaye biñ demee ba gis ne état de nature boo ci nekkee maanaam ñi nekk ci état bi yépp kenn ku ci ne da ngay nekk ci condition boo xamante bi ne tu es susceptible de recevoir une mort violente et brutale parce que mën nga dajeekul ëpp doole mu faat la wala mu jël sa alal kon ñu ne il faut que ñu génn ci état de nature boobu dugg ci li ñu wax état politique nga xamante bi ci lañu nit di doon a réaliser sa nature de sociabilité kon politique ci niñ ko gisee woon bu njëkk mooy tegal nit maanaam espace wala créer ko espace wala jox ko condition bu tax ni ko yàlla bind muy ak mbaax ak sociabilité mu man ko réaliser waaye dañu wax ne bi nga xamante bi ni à partir de la Renaissance maanaam à partir de Machiavel ci lañ jël la politique ñu jàppe ko comme une technique boobu nga xam ne politique finalité bi mu am rek mooy la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir mooy wut nguur ak tamit xool nooy boo ko wutee ba am ko noo koy conserver le plus longtemps possible ñu wax ne boobu ci la politique perte son sens mais bu njëkk avant loolu lim doon wut lépp mooy doomu aadama ni ko yàlla bindee muy nit koo xamante bi dafa war a gëm dafa war a baax dafa war a def lu baax ak li nga xamante bi ne dafa war a dund muy mbaax googu noonu dafa war a développer ci ab société loolu moo nekkoon objectif bi loolu nag boo xoolee yonent yi ñëw yépp si loolu lañ nekkoon boo xoolee looloo tax alquranul karim bi ñu yónnee yonent bi te yonent yépp loolu lañ leen wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee waa Màkka dañ doon wax ne ñoom li leen tee gëm yàlla alquran dafa wax ne wa ma manaa naasa an yuminu is jaahumul huda illa an qaalu abaatha allahu basharan rasulan maanaam ñoom de gëmuñu ndax dañuy wax ne ndax yàlla day yónni ab nit comme yonente yàlla na leen su fekkoon ne fi ci kaw suuf ay malaayika dañ fi nekk ma yónni fi malaayika waaye nit moo fi nekk ñu wax ne wa qaalu ma li hadha rasul yakulu taama wa yamshi fi l aswaq maanaam qu'est-ce que c'est que ce prophète qui marche dans les rues et qui mange de la nourriture maanaam nit bu fekkee ne ab yonente la ñu ne ñoom dañ koy gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gis ko muy dox ci marché yi gis muy jaay ak jënd gis muy lekk gis muy am ak njaboot ñu ne kii daal du yonente yàlla na leen ci noonu muy jëflanteeg yéen maanaam loolu ci ngeen mën a roy ci moom ndax loolu mooy mission ndax dañu war a xam ne jaamu yàlla yi ñuy def muy julli wala koor wala aj màkka dafa am finalité bu muy wundu maanaam julli masalan bu yàlla ne dama farataal ci yéen julli maanaam dafa wax ne ndax mu purifier leen maanaam ndax ngeen dem ba am comportement social bu exemplaire loolu mooy finalité julli koor même chose la maanaam koor la'allakum tattaqun bu ngeen wooree weeru koor yi ba mu jeex ndax bu ngeen ci génnee ngeen am la crainte révérentielle même aj màkka loolu la wax wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa maanaam bu ngeen dee aj màkka ndax ngeen am ak ragal yàlla kon li ñuy wax ay acte cultuel dafa am objectif bu muy finalité bu muy jur si nit mooy fexe ba nit ki defar nit ki maanaam boo xoolee processus bi nga xamante moom la ñuy teg
maanaam yàlla bi mu yónnee ab yonente ci ñi nga xamante bi ay ummiyin lañ maanaam dañu ñëw dafa wax ne yatlu alayhimul kitab wa yuzakkihim wa yuallimul kitab wa yuzakkihim maanaam da nga leen di jàngal tawxid ndaxte tawxid mooy nga gëm ne man fu ma nekk yàlla mi ngi may gis même ñi nga xamante bi ne maanaam sukkandiku woon ci diine juñu wàcce ci asamaan buñ jëlee ku mel ni Platon bi muy livre bi ñuy wax la république de Platon ci livre 2 bi dafa wax ne pour misaal l'importance de l'éthique dans une organisation politique dafa wax ne dafa am benn berger bu doon sàmmal buur bi ba mu yàgg mu gis muy jekk-jekk di taw mu laqatu ci benn grotte waaye ba mu duggee ci grotte bi mu fekk fa nit ku faatu xam naa ne ba mu faatoo yàgg na mu daal di gis ci baaraam bi ab jaaro mu rocci jaaro bi solal ko boppam bi mu ko solee fekk jaaro bi dafa am li ñuy wax un pouvoir magique bu ci nekk mooy ne nit ki bu ko neexee mën nay gis nit ñi waaye nit ñi moom duñ ko gis bi mu demee ba am conscience ci pouvoir boobu lim njëkk a def mooy dem rey buur bi nekk jël place am ñu ne kooku bu njëkk bi mu amagul pouvoir boobu lan moo taxoon ñi mu wutoon a def loolu parce que boobu nit ñi ngi ko doon gis su demee dugg ci palais bi garde yi gis ko jàpp ko rey ko waaye bi mu demee ba gis ne mën na dugg ci palais bi ba àgg ba ci buur bi te kenn du ko gis maanaam dafa dem rey buur bi jël place am mu ne kon bu fekkee ne ci dans une organisation sociale mënuñu jël nit ku ne ñu teg ab policier wala un gendarme ci sa wet mu lay surveiller dañu war a fexe ba inculquer l'éthique ci nit ñi nga xam ne kenn ku ne même boo amee possibilité enfreindre les règles sociales dafa am lu lay téye maanaam ba doo ko def loolu bu dee si ñun mooy ragal yàlla nit mën na wéet ci barab def ak mooy yàlla waaye bu dee ku ragal yàlla da koy xalaat xam ne fii mu nekk dañu wax ne yàlla inna allaha samiun basirun il est omniprésent il est omniscient maanaam nit ki looy def ak foo mën di nekk yàlla mi ngi lay gis bu fekkee ne nit ki àgg na ci foofu noonu ci degré boobu noonu fu mu mën di nekk même bu fekkee ne bëti nit ñi muuru nañ ci moom maanaam gisuñu ko du mooy yàlla du def luy lor nit ñi kon loolu mooy li nga xamante moo mën a def ab société mu baax moo tax yonente yi ay nit lañu comme ñun di def ñuy gis di wax ñuy gis waaye ci seen exemplarité ci comportement social boobu noonu ci la ñuy nekkee nit ku mat ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko waxee ne définiral jullit dafa wax ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi maanaam waxoon ne ab jullit mooy kiy julli lu bëri wala kiy koor lu bëri wala kiy zikkar lu bëri dafa ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi ab jullit mooy ki nga xamante bi ne du lor jullit ñi wala nit ñi ci làmmiñam ak ci loxam bi muy définir al mu'min ki gëm mu ne al mu'minu man aminahu nas ala amwalihim wa dimaihim ki nga xam ne mooy ki gëm yàlla mooy koo xam ne nit ñi wóolu nañ ko ci seen i der ci seen i deret ak seen i alal ndax xam nañ ne diw mii de suñuy der duñu ci wax luñ ci wër te wax du tur suñu deret du jël ci suñuy alal maam nit ki kon loolu lépp de refléter le comportement de l'individu dans la société mooy li nga xamante bi mooy li ëpp importance moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan maanaam le croyant dont la foi est la plus complète c'est celui qui a le meilleur comportement social maanaam nit ki fi ñuy xamee degré maanaam foi am croyance am wala mbaaxam mooy si comportement bi mu am ni muy waxee ak nit ñi ni muy jaay ak ñoom ni muy jëndee ak ñoom ni muy jëflante ak ñoom su rafetee yonent bi nee na jullit ak noonu su ñaawee mooy du jullit moo tax mu ne jukko ju ñaaw day yàq jëf ju baax nii maanaam nu ñu koy waxee li ñuy fóote saabu liñ ciy boole ndox mi eau de javel ni mu yàq lem nee na eau de javel boo ko jëlee def ko ci lem ni lem gi yàqoo noonu la maanaam jikko ju ñaaw di yàqee jëf ju rafet kon jëf ju rafet mooy li nga xamante bi ne comportement social bu ñu xoolee Serigne Touba bi muy bundee naxaju xadaa ilhaaj dafa wax ne xat talabu nasman hawa te adduba li yata addabu wa zaaka wajaba murid yi dañoo sàkku ci man ma bindal leen way wuy tax ñu am comportement social maanaam ay teggin ca loolu lu war la maanaam obligation la nga xam ne am
comportement social bu baax am ay teggin mu ne sëñ Tuubaa nee na waru gar la nee na bu fekkoon ne jikko yi dañu nekk ay mbaax teggin mooy bopp bi maanaam bu fekkoon dañ doon misaal yu baax yépp jullee koor ak lépp ci ay cëri doomu aadama maanaam ay teggin mooy bopp kon mooy li ci ëpp importance moo tax boo xoolee ci jëflante nit ak nit loolu la ñuy xamee maanaam nga xam ku gëm la ak ku gëmut léegi nag ñun problème bi ñu am man ma jàpp ko muy ñun taalibe yi wala ñun jullit yi d'une manière plus générale tey ji bu ñu demoon ci dëkk yi nga xamante bi dëkki murid la bu ñëwoon Daarul Muxti ga ma dëkk wala ñu dem Touba nga xool comportement nit ñi ak nit ñu yare ni ñu waroon a mel ak ni nit ñi mel ci seen i jëflante ni ñuy jaayee ni ñuy jëndee ni ñuy waxantee ni ñuy dawale seen i oto booy dawal sa oto ba dugg Touba nit ñi da ngay gis ne kon ñun comprendre guñ maanaam sëñ bi li mu bëgg si ñun te boo xoolee loolu ñun ñu jël ñun suñ bopp ñu misaal ko ak murid yu njëkk ya dafa am bis sëñ maam Xaadima Jaxate Kala daal ne sëriñ bi ab toolam dana waaj a booy mu ñaan sëriñ bi mu yebalal ko ay donga ci tool bi sëriñ Tuubaa yebal fa ay taalibe ñu bayal ko tool bi waaye bi taalibe di liggéey maam Xaadima Jaxate Kala mi ngi leen di xool biñ paree maam Xaadima Jaxate Kala comme dafa mënoon a way mu jël xalimaam bind ab xasida ci murid yi waaye baat bi mu tàmbalee xasida gi mooy murabbaw na maanaam murabbaw na mooy ñii de ñu yar lañu nga xam ne lépp lu mu waxaat ci baat boobu lay dellu di wane seen ay melokaan ne bu ñuy wax seen kàddu da ngay yaakaar dañoo feebar ndax kàddu gi day nooy day suufe maanaam buñ lay xool dañuy damm seeni bët duñ la xool ne jàkk ne lu xaj di la xool te loolu bu ñu xoolee Luqmaan bi mu wax ak doom ji dafa ba mu ne ko gëmal yàlla mooy li ñu waxoon sànq loolu maanaam nit ki première nature doomu aadama mooy gëm yàlla waaye deuxième élément mooy jikko moo tax Luqmaan bi mu wax ak doom ji daf ne ko bul bokkaale yàlla waaye boo xoolee ba mu jàllee loolu lam ci tegaat lépp ay jikko la booy doxal dox bu sedd booy waxal ndànk lépp ab yar la koy lay dellu nga xam ne maam Xaadima Jaxate Kala li muy wax lépp ci baat boobu lay delluwaat ñu rabbaw na maanaam wan ne ñoom dañuy wax ndànk wax ju sedd dañuy dox ndànk ba ci waaye nee na noonu ñuy mel ni dañoo feebar bis bi ñu duggee ci tool bi dañuy mel ni ay gaynde da nga naan du ñii laa doon gis ñuy ñëw nekk ay jàmbaar yoo xamante bi ne maanaam loolu nag loolu lañu war a fexe ñun ba jéem ci maanaam fexe ba ngëm gi ñu gëm muy lislaam lim ñu jàngal ak sëriñ bi lim ñu jàngal mu bañ a nekk ab notion wala ak croyance bu nekk suñu ay bopp waaye mu reflété wu ci suñu ay comportement social ci loolu la ñuy demee ba l'islam mën a dab wala nit ñi xemmem ko ba mën ca dugg tey mën naa am bu fekkoon ne dañuy jàngal sëriñ bi ni ñu ko war a jàng wala ñu koy dund ni ñu ko war a dundee buñ ñëwee fii si ñun maanaam ñun ñu jógee Sénégal mën naa am minorité la ñuy doon bi ma nekkee fii diggante 2016 ba 2010 ba 2016 nekk Paris di jàng dafa am benn góor gu ma daan fréquenté benn bis ma ñëw mu ne ma bëggoon nga dimbale ma ci sama njaboot gi ndaxte dañuy wekki photo sëriñ bi may def ci salle bi ndax nee nañ bokkaale la ma ne ko man li ma njëkk a seetlu ci sa diggante ak sa njaboot comme yaa ma waxloo mën naa am sañ naa ko kon mooy dama gis ne yow say moom yàgg na fi ay années 60 la fi ñëw waaye jàngul déggul tubaab ma ne ko yow di say tubaab leerul ndax biñ toogee di wax ci salle bi man ak moom am na sëtam bu dugg ci salle bi bi mu koy wax dëppal wala génnal salle bi na ko demi tour toi man bi may reetaan sax tey moo ko léegi mu ne mbaa sëñ bi di wax du noonu ma ne ko baax na kay waaye ma ne ko yow li ma njëkk seetlu mooy day mel ni say tubaab daal des na te xale yi tamit dégguñu wolof maanaam man kon yéen lu ngeen di wax laa xamul yow da ngay taqale di wax ak ñoom ñuy taqale di wax ak yow te ma ne ko sëriñ mag bi dafa wax ne autorité li ñuy wax autorité mooy kilifteef ci ñaari poto lay tegu pour mu dëgër comme ni ñu ko doon waxee sànq ci sëñ bi doon misaal pour mu dëgër dañu wax ne autorité ci estime ak amour maanaam bu nekkul ci loolu rek dictature la maanaam contrainte coercition la mais du autorité mais autorité da ngay fexe ba nit ki estime la ñu jàpp ne yaa ko gën a xam yaa ko gën a jàng waaye bu estime dañee pour nit nga yilif nit lu jafe lay doon amour tamit bu amul pour nga yilif nit lu jafe lay doon wala kon la ngay def da ngay fexe mu ragal la moo tax sëriñ bi ne nit ki bu fekkee estime la moo ne ko nag bu fekkee da ngay wax français di yàq te ñun ñu gisee lu mel ni arabe wala français wala anglais dañuy jàpp ne ay làkk savante la bu ko nit munta wax wala di ko wax di cay juum dañ naan jàngut comme sa doom yi sa sët yi ak sa doom yi buñ gisee ngay wax français di ci yàq
estime bi dana ci dindi lu bëree bëri dañ naan suñu maam wala suñu papa jàngut loo leen waxati foofu lañ koy classé boo leen di expliquer yoonu murit la leen ñeneen di wax ci l'islam di leen dem ci naaree ñu expliquer leen loolu la ñuy gën a jàpp li nga leen wax parce que dañuy jàpp ni yow jàngoo ñaareel ba yow juddu nga ci ba màggat ci yoonu murit waaye question bu ñu la pose ci yoonu murit mën naa am doo ko mën a tontu man nag loolu problème la mais jàpp naa ne sëriñ bi lim indi kenn mënut gis lu ko gën a wér kenn mënutoo koo gis fenn waaye nag mën naa am yow njaboot gi problème boobu la boo fexoon ba imposer wolof ci kër gi wolof moom kenn du la ci mën a corriger te ñoom it ala kulli alin comme ñu ngi ci dëkk bi danañ dégg français kon loolu bénéfice lay nekk ci ñoom da nga mën a wax ak ñoom waaye loolu li ñu ci wax mooy dafa am ñun li sëriñ bi doon wax ndax sëriñ bu mag bi mën naa am li muy bind ci arab moo tax ñun loolu nekk barrière linguistique suñ digganteeg am mbindam tey boo xoolee mbindum sëñ bi la ci ëpp bi muy soor a tàmbali maanaam dafa am lu nekkoon ci ñun muy le complexe d'infériorité même sëñ Moussa Ka sax da koy wax tey jii dañuy wax négritude waaye sëñ mu mag bi boo jëloon ñaari xasida yoo xamante ni moom mën nga ne sax presque loolu la ko jagleel boo jëloon ilhamu salaam wala ilhamul wudud tey jii boo jëloon lu mel ni discours sur le colonialisme Aimé Césaire day wax ne je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur le complexe et le tremblement nga xam ne bu dañuy wax ne pour dominer nit da ngay fexe ba mu ragal sëñ mu mag bi boo demee ci ilhamu salaam yooyu yëpp da ko doon misaal wane ne sax dem ba wax ne wa minhum man in raa nasrani yaxsibuhum min malaikati rahman am na ñoo xamante bu ñu gisee tubaab sax dañ jàpp ne malaayika lañ gis ragal ko ragal ba loolu lépp di wax di wane ñun ni ñu amee complexe même sëñ Moussa Ka bu ñu demee ci taxmis wolofal boobu sëñ Moussa Ka bi mu wax ne bu ngeen dégloo yéen gaa yu baax ma laabiré ñi naan ay wolof baaxul te sew day maam rëy day xum lu mu ko waxeeti maanaam ku rëy bay ndamoo baayam négum ndeyam ba baayam ñu sewtee ndamoo Seex Bamba boobu waxutoon njànkat tubaab bi mais jànkatu arab yi la doon waxal ñu doon wax ne wayu arab ci wolof waa wayu wolofal baaxul wala amul même sophistiqué wala même noblesse ba ak arab mu wane ne yépp am solo li am solo rek mooy liñ ciy wax kon buñ demee ci mit ci Masaalikul Jinaan même chose la sëñ bi maanaam dafa xamoon problème yi nga xamante bi ne ñun dañ ko doon jànkonteel waaye mën naa am làkku wolof tax na wala làkku arab bi buñ doon bindee tax na question yu bëri buñ koy waxtaanee dañuy jàpp ne sëñ bi waxut ci loolu am na loo xamante bi ne fan yi maanaam am na xasida boo xamante bi ne mu ngi ko tàmbalee xat xaqanil yow ma xubbul ahli wal watani an darki maali sawil anwaari wal fetani foofu bu ñu wax le patriotisme ak aimer son peuple loolu lépp day delluwaat ci maanaam njàngaleem sëñ bi ndaxte sëriñ bi dafa ñëw tasawuf na meloon comme li ñu doon wax la vie sociale bi ñu doon wax sànq Masaalikul Jinaan même bi mu koy jàngalee nga xam ne tasawuf lay jàngalee bi muy wax ponki tasawuf dafa wax ne tasawuf am na juróom-ñetti ponk bi muy lim bi nga xamante bi mooy al unsilatu mooy bereeku beddiku di jaamu yàlla boobu daf ci insister wane ne maanaam nit amul droit génn société bi bu fekkee ne am na rôle bu mu war a jouer maanaam parce que la vie sociale moo gën a am importance ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis mu ne al mu'minu allazi yuxaalitu nasa wa yasbiru ala azahum afdalu min al mu'min allazi la yuxaalitu nasa maanaam jullit bi nga xam ne dafa nekk dans la société nit ñi di ko lor muy muñ moo gën jullit bi beru toog di jaamu yàlla moo tax al uzlatu mooy nekk suuf yanke di beddeeku sëriñ bi nee na nit mën na koo def waaye ci ay conditions par exemple bu fekkee ne ab jàngalekat la wala médecin bu war a faj wala koo xam ne daal am na rôle bu mu war a jouer dans la société kooku amul droit def ko kooku man dafa war a rester dans la société loolu mooy farataam mu rester dans la société parce que loolu dara ëpp ko njëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ne al xalqu iyalullah fa ahabbuhum ilayhi anfaahum li iyalihi am waxaat feneen ne xayru naasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di servir waxaat tamit ne maanaam nit ñëpp ay mbindeef yàlla lañu waaye ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki ëppal njariñ nit ñi bu fekkee nag yow da nga beru gédd société bi maanaam kon amalootoo njariñ société bi moo tax beru fi ñu ko sañee defe mooy bu ñu demee ba nit ki leer na le boo jaxasoog société bi sa ngëm yàlla yàqu ndax tamit comme ni ñu wax sànq premier élément wala première nature doomu aadama mooy la foi nga mooy nit ki yàlla da ko bind ci ngëm société bi nag moo war a refléter ngëm googu noonu kon loolu mooy li nga xamante bi ne mooy objectif bu téere bi maanaam fexe ñun li nga xamante bi ne dañ ñu koy wax muy
ay citoyenneté wala civisme wala lu mu mën di doon idéologie ñu xam ne sëriñ bi wax nañu ko l'islam wax nañu ko ñu jëfe ko moo des niñ ko war a jëfee nag nekkul wala niñ ko war a jàppee nekkul lu ñuy gëm ci suñuy wax wala suñu bopp wala lu ñuy wax nii rek bàyyi dañ ko war a jëfe ci suñu ay comportement ba nga xamante bi ne loolu mooy tax maanaam képp koo xamante bi ne maanaam gis na ab murit ni ko sëñ Abdul Ahad doon waxee mu nekk benn fenn ak mu nekk junni ñoo war a yem bu yàggee ñëppay ñëw ndax ci comportement am ak tamit ci li nga xamante bi noonu lay doxee ak njëriñ li mu amee su fekkee ne comme ni ko Sëriñ Tuubaa waxee am na boo xamante dafa wax ne tasawuf te mën nañu wax ne mooy ak taalibe mu ne nekkul ci mbubb mu ñuy sol Sëriñ Tuubaa loolu la wax lay sa tasawufu bi lub sin taraquxu maanaam nekkul ab yére wala ab signe distinctif nekkul tamit bu ñuy jàng ngay yuuxu nekkul ngay fecc waaye tasawuf mooy ak taalibe mooy may nga topp dëgg ak fexe ba sell loolu mooy ak taalibe loolu la Sëriñ Tuubaa wax kon maanaam li am solo dëgg-dëgg mooy ñun naka la ñuy li nekk ci suñuy bopp muy pas-pas wala ngëm-ngëm wala xam-xam naka lañ koy refléter suñu ay comportement social ndaxte loolu mooy wane finalité maanaam suñu ngëm tant que nit ki àggut foofu dañu jàpp ne jaamu yàlla yi muy def muy jullee koor ak aj Màkka ak yëpp dañuy jàpp ne des na ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis toog na wax ak saxaaba yi ne su fekkoon ne yéen ñi kenn ci yéen ak dex dafa nekk ci buntu këram mu cay sangu juróomi yoon par bis ndax bu ko defee ñeent fukki fan yaram dana amati benn tilim ñu ne ko déedéet mu ne noonu la julli juróom mel bu fekkee nit ki dañu wax ne sax normalement nit ki su fekkee ay julleem baax na 40 jours bu ko jullee du mën a moyeti yàlla te da nga gis nit ku julli ba bi jaaw du mën a bàyyi mooy yàlla kon mën naa am ay julleem baaxut koor tamit bañ juddoo ba léegi ñoo ngi woor waaye li nga xamante mooy finalité bi loolu lañ xamul mooy maanaam li nga xamante bi mooy comportement defar nit purifier doomu aadama ba nga xamante bi ne ci ay jëfam ay waxam loolu nag sëriñ bi te du nekkul lu impossible maanaam nekkul loo xam ne mënul nekk ndax mag ñi ci loolu lañ nekkoon dafa am koo xamante bi ne sëñ Mahmoud Mbegere sëñ bu mag bi yónni na ko maanaam ay waxam ay agresseur dab ko gaañ ko ba dagg baaraamam bi mu ñëwee jóge ci yónneen bi sëñ bi laaj ko mu ne ko dañ maa gaañ sëñ bi ne ko noo jëflanteeg ñoom mu ne defuma dara mu ne ko xanaa yoroo woon dara mu ne yoroon naa sax ngannaay waaye maanaam dama merutoon sëñ bi ne ko kon day am naa li ma bëgg ci yéen am na bés tamit maanaam mbaaxaan ñëw Daaru Muxti di ñaan borom daara aw fas borom daara may ko ñaari fas mu ne ko mbaaxaan dem ba mu yàgg mu dëppaat ñëw na ko faaw am laa xam dama koo seetlu faaw mu wax la ko mu ne ko man kanam gi nga ma wan bi ma lay ñëw di la ñaan fas wii ak kanam ga ma la fekkoon yaag sëñ Touba Daaru ma naan di yàq seen kër gi ak di leen jàpp même kanam gi la lu lan mooy problème bi maanaam lu tax méro fii méro foofu boobu méro leen woon mu ne ko ñun lu yàlla def daf ñuy neex maanaam mbaaxaan ñëw na wax ne kër Daaru ma naan ay arme sëñ Touba daf ko faa denc nga xam ne daanaka loola ci la jóge bañ exilé waat ko Mauritanie waaye booba dane du jaar ci porte du jaar ci bunt day booba gëri ay sàkket la day yor jaaseem rek fu mu gis aw daggu sàkket di xotti ba xam ne bi mu dem kër gi dafa yàqu waaye nee na gisul benn mer ci kanamu sëñ bu mag bi wala ci genn ci taalibe yi kenn ti wax ko lu ko metti nga xam ne bi àdduna demee ba soppi mu ñàkk falgam amoon dem ba tekkeetul dara mu ñëwaat di wër ci seex yi maanaam gisul kenn ku ko ci mere am na ci koo xamante bi ne tamit ci Mauritanie sëñ bu mag bi mu nekkee Mauritanie fa am naar boo xamante bi ne tubaab bi dañ ko fayoon pour mu lor sëñ bi mu bàyyee mu mel ni ñëw jébbalu mel ni ab taalibe di tarbiyew fekk moom foo ko fekk mi ngi ak jaaseem ba bis mu wéeteeg sëñ bi rek rocc jaas ci bëgg koo kii waaye dafa mel ni dafa am lu ko dugg ba mënatul kii bi nit ñi ñëwee jàpp ko sëñ bi dana bu ko kenn gaañ na ngeen ko jiital ba fa mu jóge woon ngeen yóbbu ko naar boobu noonu dem na ba ñëwaat njaareem sëñ Mamadou Lo Dagana mi ngi koy nettali téereem bi ne naar bi ma ko gisee damaa dem bay bëgg a wax ne kii de moo bëggoon lor sëñ bu mag bi ca Mauritanie ay sama xel ma ne waaw man su ma ko waxee xanaa man kon li sëñ bi def ci man day maanaam sëñ bi mu doon bëgg lor moom mi ngi ñëw mu koy teral man ma bëgg ko booleeg taalibe yi kon day matuma li ma doon xam ne noonu moom sax daa mujj wut ay mbir ñëw di ko jox kon maanaam ñoom réussir na li ñu bëgg a wax rek mooy li ñuy wax ni nekkul lu impossible mën naa am tamit comme ni ko sëñ Saliou daan waxee seytaane léegi day def ci xelum nit li sëñ Touba di digle kenn mënu ko waaye nee na même bu fekkee ne bu ñu jéemantoo ci lim ñu digal du ñu dab
mag ña dana tax ñu gën suñuy maas dana tax ñu gën suñuy moroom dana tax tamit ku ñëw ci suñu société ku ñëw ci suñuy dëkk gis nañ ñi dañu am civisme lañu ñu am maanaam sociabilité lañu nit ñu yar lañu nit ñoo xamante bi nii nit ñu am civilité ndaxte boo xoolee tubaab yi maanaam dañu wax ne Japon bi mu perdee deuxième guerre mondiale li ko gën a metti du perte gi mu perte guerre bi waaye dafa wax ne Japon comme moo dominé woon fi mu nekk dominé Chine dominé Corée dominé ñëpp jàpp ne tamit moo am la civilisation bi nga xam ne moo gën a raffiné bi nga occidentaux yi ñëwee gagné ko ba pare tamit jàpp ne moom ci civilisation ak ci organisation sociale moo leen inférieur loolu la ñuy wax ne moo gënoon a metti japonais yi gis beneen civilisation wala beneen organisation bu gën a baax seen bos loolu moo leen gën a metti tubaab bi tamit loolu lañ jàppoon biñ ñëwee ci seen suñ dëkk yi waaye biñ jaxasoo ak sëriñ bi gis nañ ne par exemple mu jëlee koo xam ne ab gouverneur général la woon nekk le baron Roger moom bind na benn téere ci Sénégal gis nañ ñun mu ne moom gisul benn côté boo xamante bi ne civilisation blanche wala française rawee na ko ñim gis nii du ci waxin du ci jëfin du ci lenn kon loolu lu mën a nekk la day fekk rek ñu jéem koo jëmbat jéem cee tàggatu ba suñu cër làgg ci buñ ko defee loolu mooy li nga xamante bi ne moo ñuy tax non seulement ñu am dund gu dal ndaxte fi mu nekk nii bu fekkee ne da ngay dem ci benn société boo ñëwoon Sénégal boo ñëwee fii dund gi ni muy mel ne lu xaw a woyof xaw a neex mais Sénégal mu xaw a metti parce que kenn ku da ngay def lu la neex amul règle sociale yi te kenn du ko respecté te pourtant loolu li ci lislaam wax li ci sëñ bu mag bi wax nga xam ne dem ba bind ci ab téere boo xam ne loolu lekk ko tax a jóg maanaam wane nit ñi del doxee nii del waxee nii del defee nii ba nga xamante bi loolu bu ko nit jàngoon maanaam foo dem exemple ngay nekk boo ko nit jàngoon di ko jëfee foo nekk exemple ngay nekk waaye dafa mel ni que ñun gëm gi wala boog wax gi nii lañ gën a mën waaye loolu ci mën naa am jàpp naa ne te looloo tax sax ñu jël téere bi jël baatu politique bi maanaam bañ koo dindi ndaxte ñu bëri d'accorduñ ci woon même bi téere bi génnee sax dem naa ba sëñ Muntaxa leeral ko wax ko nga xam ne bi ma waxee pare dafa jóg ma jàpp ne sax li ma wax da cee àndul bi mu ñëwaatee mu indi 2 millions jox ma ma ne ko sëñ bi ñi maa jël sa xaalis mu ne ma teel dama laa ñaanal te ñaan gi ci xaalis bi laa ko def soo fi bàyyee ñaan gi boo bàyyi xaalis mooy bàyyi nga fi ñaan gi mu ne ma teel mu ne ma lii yaa ko njëkk a def si ñun ndaxte dëgg la maa la mag waaye du ma sa bàyyi sa mag rek la bu dee ci mbokk mag laa ci yow kon mën naa la jàppee suñu génération kon lii yaa ko njëkk a def si ñun mu ne dafa jot sëñ Touba ñu xam ko ci wet yépp buñ jàpp ne am na lu sëñ Touba waxut lépp lu ab jullit wala taalibe di soxla rek sëñ bi fàggul nañu ko ñun kay ñu ñàkk koo xam wala ñu xam ko waaye sëñ bi moom lépp lu ñuy soxla suñu dund rek sëñ bi wutal nañu ko kon waruñu jeggaan yi dara du ndaxte man bi ñuy jàng bi ñu nekkee Paricade am na benn professeur sax bu ñu ko daan wax mun na wax ne les notions maanaam bu ñu waxee le civisme la citoyenneté la république la laïcité mu ne loolu ay notion la ne ca mu ne notion kenn du ko importer comme ni ñuy importer ay prêt-à-porter par exemple mënoo jël laïcité comme ni mu nekkee France wala démocratie wala république nga yóbbu ko Sénégal mu dox déedéet parce que mentalité civilisation et culture bokkut mais mën nañ jël notion bi ñu dugal ci ñun suñu ngëm selon suñu ngëm-ngëm ak suñu culture ak suñu ci mu adapté wu foofu noonu waaye waruñu jël nam nekkee fii rek ñu teg ko foofu noonu déedéet notion bi mën nañu jël baatu démocratie ñu utiliser ko parce que ab notion la waaye nag ñun ñoo ko war a jox sens bi mu war a am selon suñu ay réalité selon suñu ay croyances selon suñu ay culture loolu nag ab défi la boo xamante bi ne ñun ñoo ko war a jéem a yëkkati ndax Senghor waxoon na ko 1963 bi ñu inauguré maanaam jumaay Touba Senghor dafa ñëw def discours en tant que président de la République mu ne murid yi seeni action ñoom dañu war a nekk comme locomotive buy xëcc Sénégal jëme ko ci développement ak perfection mu ne murid fi mu nekk nii waratul réfléchir maanaam selon sa communauté mais il doit réfléchir selon même un continent wala sax même Sénégal minimum maanaam ñun dañu war a réfléchir waruñu rek yem suñu biir communauté ndax mu ne bu Sénégal naree baax lenn rek la gis muy mouridisme moo ko mën a yóbbu foo xamante bi ne maanaam dina dem fu sori waaye bu ñu essayé ñun rek amatuñu yaakaar ci réew mi kon lii nii maanaam loolu lañ ci jubloon mais li ñuy préciser rek du politique ci wut nguur wala xëccoo nguur wala conserver pouvoir waaye politique le mot politique au sens premier du terme sens
moom ni ñu koy waxee aristotélicien du terme maanaam pour permettre doomu aadama sa dimension en tant que être moral ak en tant que être social naka la ñuy dunde ñun pour réaliser nature bi yàlla def si ñun ndaxte ñun duñ ay malaayika yàlla daf ko bind mu nekk comme machine ñu programmer ko ci benn tâche nga xam ne loolu rek lay def mënul def lu wuuteeg loolu dañ ko programmer ci loolu jinne tamit melut comme ñun bàyyi ma yi meluñu comme ñun buñ jëlee sax ñi nga xamante bi ne dañu wax ne ci animaux yi gën a jege doomu aadama seen organisation sociale mooy li ñu wax les gorilles mooy golo yu mag yooyu dañu wax ne maanaam mais boo demee da nga gis groupe 30 wala 40 benn dañuy wax dafay am li ñuy wax le mâle dominant boobu mooy am droit sëy ak yeneen yu jigéen yi nga xam ne poste boobu mu yore chaque fois dañ koy xeex pour nangu ko kon seen organisation amul benn moral waaye ci doole la tegu waaye ñun loolu moo tax yàlla bind ñu nekk ñu spécial parce que nous sommes des êtres sociaux mais nous sommes des êtres religieux loolu nag politique boobu lay jéem a xool naka la ñuy jéem a dunde loolu ba nga xamante bi ku ñëw suñu société danañ mën di dund en tant que être social waaye nag teg ko ci ni ñu sëriñ bi bëggee ñu mel ko loolu lañ doon jéem a def waaye nag bokkut ak maanaam baat bi nga xamante bi léegi mooy baat machiavélique du terme mooy wut nguur xëccoo nguur ak tamit soo ko wutee nga tee ko le plus longtemps possible te loolu sëñ Touba wax na ci boo xoolee ci Minanu Baaxil Xadim sëñ Bassirou bi téere bi mu bind baatu politique boo ko doon recensé ay centaines de fois la ñëw ci yëpp sëñ Touba lay melal mooy ay siyaasa li mu koy utiliser kon maanaam ñun war nañu fexe ba xam ne bu ñu bëggee dem faw maanaam raw ci àdduna ak àllaxira mooy dañuy teg li nga xamante mooy suñu dund mu tegu ci njàngalem sëñ bi te bu ñu waxee njàngalem sëñ bi mooy lislaam fexe ba loolu tamit mu reflété wu ci suñu ay comportement ak suñu ay interaction sociale kon loolu mooy jubluwaay bi xam naa ne mën naa am xat na ak guddi na waaye daal loolu lañ doon jéem a leeral di ñaan yàlla nangu ko ci barkeb sëriñ bi la ñu jéem a liggéeyal ñaan mu dëppee tamit li nga xamante bi ne ak jublu la ndax ijtihaad la li ñuy wax ijtihaad effort intellectuel mën naa am bëri nay njuumte waaye yonte bi dafa wax ne wa man ijtahada fa asaaba fa lahu ajran fa in aqtaa fa lahu ajrun waahid boo defee effort intellectuel soo juumee nee na da nga am benn tiyaaba ndax effort bi nga def su fekkee li nga def baax na da nga am ñaari tiyaaba muy tiyaaba effort bi nga def ak li nga def far mu baax kon bu mën naam amul pertement su baaxee baax na su kiyee tamit mën naam yàlla dinañu fay wasalaamullahi aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ngeen sant bu baax Mbàkke ci liggéey bu am solo bi ngeen xam ne présenté ngeen ko fi xam naa xëy na waxtu yu xat na waaye ngeen mënoon leeral xëy na livre bi prix bi ak fan lañ ko mën a fàggoo bu weesoo exemplaire yi nga xam ne indi ngeen ko fi ak xëy na tamit même si que temps bi xoj nañu tuuti waaye buñ mënoon def benn résumé en français bu tënku rek bu ko defee ñi ñuy déglu te xëy na dégguñu làkk wolof ñu mën a xamal tamit solos livre bi incha allah. waaw bu fekkee ne am gi waa Harmattan ñoom ñoo ko édité maanaam lii comme fan yi dama fi ñëw parce que man maa ngi liggéey IPRES fan yi ma ñëw fi penn ñu envoyé pour ma def benn formation ci laa ne comme su ma amee jot léeg-léeg ma dem ci fenn def présentation waaye waa Harmattan ñoom ñoo ko édité boo xoolee xalaat bi sax daanaka mi ngi ñëw ci président Abdoulaye Wade ndax bi ma ko bindee pare dama ko yóbbu woon ci moom pour bëgg mu bind préface bi ñu waxtaan mu ne ma kan ak kan nga xalaatoon ma ne ko man yow laa xalaatoon wala Souleymane Bachir Diagne après mu ne ma Abdoulaye Wade ne ma man de jàpp naa ne Souleymane moo gën ndax man ab murid laa te yow comme murid nga man murid laa soo bindee ma préface daan murid da koy wax seen biir te comme Souleymane am na xam-xam te nit ñi xam nañ ko te dañ xam ne li muy wax lu objectif lay doon du kii man jàpp naa ne jox ko moo gën ndax ñaari murid rek ay wax kon booba noonu tax ma ne ko waaw loolu man xalaatuma woon loolu waaye naa def noonu kon waa Harmattan ñoom ñoo ko édité ñoom ñoo koy jaay bu def naa bu kii Amazon tamit ku ko soxla mën nga ko fa am def naa loolu la maanaam foofu def naa bu dem sur Amazon mën nga ko fa am bu dee tamit librairie kii comme bëriwul maanaam jënd ko ligne en ligne mooy gën a yomb waaw. bu dee ci résumé bi waaw mën nañ ko résumé tamit li ñu doon wax en fait
nous venons aujourd'hui pour présenter notre livre, mais je pense que ce qui est plus important, c'est de s'attarder sur le mot politique, parce que ça peut entraîner une confusion. C'est pour cela que nous donnons beaucoup d'importance à d'abord expliquer pourquoi nous avons choisi le mot politique. Nous l'avons choisi, mais selon la conception aristotélicienne du terme. Parce que nous pensons que la politique a deux conceptions. D'abord, le mot politique est conçu comme un art. On dit que le mot politique est conçu comme un art puisqu'il a une finalité. Il a une finalité qui permet à l'être humain de réaliser sa nature. On dit que la nature de l'homme tient en deux choses. D'abord, l'homme est un être social. Ensuite, l'homme est un être religieux. Et le mot politique, ou bien la politique conçue comme un art, permet à l'être humain de réaliser cette nature-là, cette nature de sociabilité et cette nature de recevoir, ou bien de la prédisposition de recevoir la foi. Donc, ce n'est pas la politique conçue à partir de la Renaissance qui conçoit la politique comme une technique. À partir de la Renaissance ou à partir de Machiavel, la politique n'est plus conçue comme un art, c'est-à-dire qui permet à l'être humain de réaliser sa nature, mais la politique est une technique qui permet de conquérir le pouvoir et une fois conquis, de le conserver le plus longtemps possible. Et ce qui est dramatique souvent, cette conservation du pouvoir, on le fait souvent au détriment de la morale, au détriment aussi des règles sociales. On le fait selon la force brute, ou bien selon la violence, ce qui est contraire à la nature de l'homme. Puisque si on prend la nature de l'homme, n'est pas violente. Ce sont les animaux qui ne sont pas doués de raison qui sont violents. Et nous pensons que la mission de Cheikh Ahmadou Bamba peut être placée dans ce sens-là. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba est venu pour permettre à l'être humain de réaliser sa nature, d'avoir une vie sociale, puisqu'il a aussi rénové le soufisme. Puisque avant lui, il y avait beaucoup d'approches soufis qui, en tout cas, pensaient que le soufi doit se retirer de la société et se consacrer à l'adoration de Dieu. Et Cheikh Ahmadou Bamba, en tout cas, nous invite à allier les deux, à avoir une vie sociale, mais aussi à avoir une morale exemplaire. C'est ça ce qui définit le mouride. C'est pour cela, dans son vers, il dit Uri le wati maliki sabila kulla mouridin sadiqin nabila. Donc, le cheikh, dans son approche soufie, je pense qu'on peut le placer dans la conception politique au sens aristotélicien du terme, au sens premier du terme. Une politique qui permet à l'être humain de réaliser sa nature. Et je pense que dans les premiers écrits du cheikh, nous avons beaucoup d'idées qui nous confirment dans ce point de vue-là. Parce que le cheikh, dans ses écrits au début, traitait certaines problématiques. La question de la complexité de l'homme noir, la question de la domination, la question aussi de la dépravation des mœurs. Et tout ça, ce sont des conséquences, en tout cas, entraînées par la colonisation et la traite négrière. Donc le mouridisme, je pense qu'il est venu pour permettre à l'être humain de réaliser sa nature. Donc si nous utilisons le mot politique ici, ce n'est pas au sens de la conquête et de la conservation du pouvoir. Mais c'est la mission que jouaient les prophètes, que nous avons en tout cas aussi développé dans ce livre, permettre à l'être humain de réaliser sa nature. Et ça, je pense que c'est la mission de tous les saints, parce que, comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, là où il y a un ordre, il y a un saint qui a mis cet ordre. Mais là où il y a un désordre, c'est parce qu'il n'y a pas un saint. C'est pour cela même le Coran a dit, lorsqu'il parlait du prophète David, Ya Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nasi bil haqq. Donc la politique avant c'était ça, permettre à l'être humain d'être digne représentant de Dieu sur terre. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Mais nous devons en tout cas nous conserver cette conception et ce sens-là. C'est ce qui nous permet en tout cas de réaliser, en tout cas d'accomplir notre religion, notre foi. Puisque dans la plupart des sociétés modernes, dans les démocraties modernes, si nous prenons l'exemple de la France, je pense que c'est l'un des pays qui est le plus hostile à la religion. Et ça, je pense que ça ne peut pas
correspondre à notre nature, nous, parce que nous sommes des musulmans, des croyants. Donc, cet espace politique-là n'est pas pour moi compatible à la vie musulmane. Mais peut-être, souvent, on est contraint de vivre dans des circonstances pareilles, mais je pense que nous, dans notre société, nous devons tout faire pour que la politique ou bien l'espace public correspond à notre, en tout cas, nature, à notre foi, parce que c'est notre pays, c'est notre espace à nous. Nous sommes au Sénégal, par exemple. Je pense que le Sénégal est un pays où 99% sont des croyants, sont des musulmans et des catholiques. Donc nous devons faire de telle sorte que le musulman puisse en tout cas vivre selon sa foi, selon aussi sa nature. Et je pense que aussi nous ne devons pas nous limiter dans la croyance, puisque la croyance est une idée qui se trouve dans la tête. Mais nous devons en tout cas le refléter dans nos comportements, puisque c'est ça qui montre, ou bien qui explique le niveau de notre foi et de notre croyance. Si nous n'avons pas un bon comportement social, ça montre qu'il y a quelque part notre croyance n'est pas en tout cas n'est pas encore parfaite, parce que le prophète a dit le croyant dont la foi est la plus complète, c'est le croyant qui a le meilleur comportement social. Donc, pour résumer, c'est ça. Le mot politique ici, c'est la politique dont la conception est aristotélicienne, permettre l'être humain à réaliser sa nature qui tient en deux choses. D'abord, l'homme est un être social, ensuite l'homme est un être religieux. Donc comment nous devons en tout cas aménager ou créer un espace qui permet à l'homme de réaliser sa nature. Et ça, c'est Cheikh Ahmadou Bamba l'a fait. Par exemple, si nous prenons l'image là, Cheikh Ahmadou Bamba faisait des points sur terre pour expliquer comment l'homme doit vivre, pour fuir ses craintes, en tout cas, ou bien aussi accomplir ses devoirs. Donc là, c'est des enseignements qui étaient très efficaces, puisque la plupart des gens qui venaient chez lui, c'était des gens qui étaient très avancés en âge, donc ils ne pouvaient pas apprendre dans des livres, mais aussi l'enseignement oral était aussi un enseignement très très efficace, puisque par exemple, si on prend quelqu'un comme Socrate, il fait partie des philosophes les plus célèbres, mais il n'a jamais écrit. Tout son enseignement était oral. Donc l'enseignement oral aussi, c'est pour cela dans le chapitre culture aussi, nous avons parlé de l'enseignement oral ou bien de la culture orale, qui est très important dans l'enseignement mouride et même dans notre société en tant qu'Africains. Donc je pense que pour résumer, c'était ça, le mot politique au sens aristotélicien du terme, politique pas dans la conquête et dans la conservation, dans la dispute du pouvoir, mais politique pour permettre à l'homme de réaliser sa nature. jërëjëf sëñ Xaadim ñi santal nañ la bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne présenté nga ko fi te muy loo xamante ne yaakaar naa ne mbokk taalibe yëpp ak lu génn sax communauté bi comme ni nga ko waxee ñëpp ci mën a jëriñu daal. xam naa kon ngeen njëkkanteeg waxtu bi rek dañuy jox Serigne Abdou Khoudous kàddu gi mu am ay information yu mu fi jàllale incha allah. day julli ñu julli wala mën xam nga naa bàyyi ah mën nga yëkkati ay kàddu bu ko defee bu ñu toppee ci loolu julli. ñi ngi siyaar mbokk taal bi yëpp di sant bu baax a baax si teewaay bi si Xaadim ñu ngi lay sant bu baax yàgg nañ jëflante yàgg déggante waaye ñu ngi soog gisante xàmmewuma sax maa ngi lay siyaar bu baax man la maam Bend ñi ngi siyaar bu baax Mbàkke waaw ñi ngi sant bu baax am na solo lool xam naa ay kàddu cant rek la ñuy yëkkati xëy na bu ko defee buñ ci noppee rek ñu julli gee daal di yëkkati jataay bi waaye sant nañ bu baax a baax ndax dafa mel ne téere bi liiraguñ ko waaye dafa mel ne maam da ngaa bindal ñu bëri daal waaw maam dañoo dëppoog ñu bëri ñu nekk fii toog fii dañoo dëppoo ak yow ak xalaat ci du bëri man noté naa si jël naa ay note ci li nga xamante ne bi tey yaa ngi ko doon exposé waaye da ngay gis ne ci liñ tàmbalee rek ne politique kon du leen lu dul xidma rek comme ni li sëñ bi indi loolu mooy politique ak nag lu nit mën a def nga xam ne kooku jikkoom lay doxee wala doxinu boppam rek waaye politique moom mooy xidma te loolu la murit yi
nekk di def waaye da ngay gis ne dañ koo yemale suñu biir dimbalante bi ñuy dimbalante ak ni ñuy doxee xëy na bala mu doon gën a am njëriñ comme ni nga ko waxee ne Senghor noonu la ko waxee woon mu doon loo xamante ne tey day yaatu ba daj fépp boobaa ci lay ëpp njëriñ. benn bis topp tamit mooy prédisposition yi nga xamante ne tey dafa nekk ci doomu aadama mooy sociabilité ak spiritualité loolu da ngay gis ne te tamit teg ci ne ki nga xamante ni ki nga xamante ni moo gën ci nit ñi mooy ki leen amal njëriñ te nekk ci nit ñi di muñ seeni lor ndax souvent dañuy wax ne maanaam mbooloo dafa metti saa da koy wax mbooloo bokk ci mbooloo dafa metti da ngay jël échantillon wu daayira bii rek nga xam ne li gën a jàppandi tey boo nekkee France mooy tey toog sa ruxu di liggéey di wàcc nekk say mbiri bopp waaye da ngay gis ne yàgg da ngay soxla mbooloo mi te nekk au lieu ngay gedd mbooloom daayira bi ñëw nekk fi di muñ di jariñ mbooloo mi ba pare tamit lépp lu baax loo fi gis nga jël ko dafa mel ni moo ëpp solo moo gën ci nit ki mooy tax nga doon ki gën te loolu moom mooy sociabilité bi ngay wax. benn bis topp tamit man bi nga tàmbalee wax rek jàpp naa ne avant ngay wax ne sëñ Mountakha kii na ci intervenir na ci wala xëy na jot na ci dama koo dégg si téere bi daal li muy wax ndax boo ko seetee ba ci biir dëgg moom wax na ne dëkk yëpp ñëpp war nañoo jaaxle ba mu des Sénégal ñun bi ñu amee sëñ Touba loolu dafa ku liir téere bi di nga comprendre loolu bu baax a baax di nga gën a dégg wax jooju nga xam ne wax ji dafa mel ni moom da koy kii daal da koy tënk waaye mën nga koo firee téere bii nii. beneen bi si topp mooy li mu wax ne beneen bi si topp mooy li mu wax ne ñun dunduñu sëriñ bi waaw wax ne yoon wi fi mu egsi maanaam bëgg ak yeneen yi ci topp rek maanaam moom moo ko indi fii waaye du xam sëñ bi xam ko dëgg-dëgg mi wax ne sëñ bi ku ko dund malaaka yi ñooy doon say nawle waaye effectivement sëñ bi moom dunduñu ko ndax booy xool comme ni nga ko exemple yi nga joxe moo xam Sénégal moo xam Touba moo xam dëkk yu bëri fu murid yi nekk ni ñuy doxee ak ni sëñ bi jàngale moom kéemaan la kon lu mu doon li muy wax ne sëñ bi buñ ko dundee dëgg kon weesu nañ fii bu yàgg loolu dafay feeñ si kii loolu laa ci jotoon bëgguma jotaay bi xat na loolu laa ci jàppoon ma ne woon nañ la ko seedal ñi ngi lay sant bu baax a baax am na solo trop waaw am na solo trop dafa mel ne ñi nga xamante ne bii tey ñoo xam dëgg waxaguñ waaye da ngay gis ne ñi xam buñ tàmbalee di ndax da ngay xool ñi gën a bëri wax ñi ëpp lu ñuy wax sama classe gi maam xamuñu daal waaw dafa mel ni tamit am na ñoo xamante ne am nañ jafe-jafe ñi xam génne ko comme ni nga def nii macha allah yàlla suñu borom fay génne ko ba mu accessible ba nit ñi jot ci mën koo jëriñoo daal ndax booy xool li Alxuraan di wax rek bi ñu nettali histoire u yonent yàlla Yuusufa mooy bi ñuy wax naan inni xafizun alimun mooy di wax ne moom man dañ ko war a jox responsabilité bi dañ ko war a jox ndax moom ku xam la te ku intègre la maam ñaar yooyu maa xam laa ba pare ku jub laa loolu moom mooy suñu problème ñun Sénégal man damaa jàpp ne loolu sama xalaat ba man ñun dëkku trian lañ daal man loolu laa jàpp dëkku naxante kat daal waaw nga xam ne dañuy jël suñu xam-xam suñu capacité yëpp ci jëmee ko ci tromper nit au lieu que ñu jëmee ko ci ngir defar man loolu laa seetlu sama seetlu bopp la nag waaye da ngay gis ne njiit moom bu ñaar yooyu dajee ci moom rek day dox mooy nga xam ba pare nga intègre maanaam ragal yàlla ba pare am xam-xam te loolu maanaam yu mel nii rek moo ko mën a indi daal yu mel nii moo ko indi loolu daal maa ngi jégalu bu baax loolu laa bëggoon a wax maa ngi jégalu bu baax ñu ngi lay sant bu baax a baax si teewaay beeg lépp xam naa suñu Xaadim da doon laaj tamit ne maanaam prix bi njëg yi boo defee mbokk taalibe rek xam naa li fi jot a ñëw moom ñu jël ko rek waaw incha allah fas yéene koo liir tamit macha allah kon téere yi mi ngi nii 20 euros la xam naa ñu jàpp ci bu baax a baax ñi sant bu baax a baax ñi sant bu baax yàlla suñu borom fay barkeel xam-xam bi te ay yeneen téere tamit topp ci daal waaw mu bañ a doon loo xamante ni tey fii lay yem salaamaaleykum wa rahmatullah